asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baal àq bu baax a baax te di leen baal di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu safoo sur www.inforewmi.com ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre sur Inforewmi rajo tey nag niñ ko defee woon barki dem noonu lañ koy defee waat dañoo ñëw fii ci Pikine mais nag suñu nee Pikine dafa nekk foo xamante ni nee nañ la dafa bari ay champion mais nag tey dañoo ñëw seet ci champion boo xamante ni naam ba mu commencé bëree yàggul mu nekk xale barki dem boo njaay mu bëree daan ci combat boo xamante ni gars yi bari woon na wax bari woon na werante mais damay ànd ak sama camerawoman Mame Diarra ñu ànd découvrir tey kan mooy sama invité du jour aca Mame Diarra ñu dem. Lour waa mbër ñu gis la ngay ñu fii ci café gi li tax loolu. waaw fii mooy secteur bi mooy dal jàmm bi Baye Fall yi pas-pas gi gis nga chaque jour ni lañ koy doxalee ci weeru koor gi jox jàmm ñi xéewal xam nga am na ñu koy yellool daal waaw mooy ñiy liggéey yi xam nga di guddee yegg seen kër ak yooyu xam nga Baye Fall yi yaatal ndogu bi fii chaque jour ñoo fiy nekk di béggee fii laay ndogoo suba ngoon guddeeg bëccëg waaw. mbër wax nga ko léegi social bi da cee baax ndax gis nañu yéen ay acteur ngeen ba pare làmb ñëpp nañ facteur de développement la parfois tamit door am jafe-jafe pour kii café gi parfois mu dëgër ndax 30 jours yëpp ngeen bëgg koo servi. non nag Baye Fall yi dañuy jaayante de ndax fii nii gars yi dépendre ñu ci këll gi demuñu kër kenn Baye Fall yi ñoo génnee seen i 10 000 xam nga ñu def ko chaque jour di joxe ay xéewal xam nga parce que lii buñ demee di ko laaj keneen mu koy def ci poosam kon kooku moo def ñun defuñu. tey ñi fi nekk ñëpp dañuy jaayante chaque jour ku nekk loo am ñëw def xam nga Baye Fall yi bégee daal mooy loolu waaw. ak tey waa préparé ndogu bi soq mbër. waaw boo ko préparé yaa ko war a préparé ndax da nga ñëw fekkoo fi ki fi war a fekk loolu du problème en tout cas ndogu nañ si jàmm waa léegi fu mu toll nii ñu julli yeggali waa yaa ma gën a xam. pour yéen ñu ñuy suivre sur www.inforewmi.com ñi ngi ki nga xamante ni moom mooy Sokh bu xam sa cosaan mu nekk xale boo xamante ni macha allah nekk na espoir Pikine kon ni ma ko waxee ndax nee naa leen Pikine moom moo fa gën a nekk xale mu nekk koo xamante ni mi ngi bay waaram ci lu mu nekkoon mais nag mu am fu mu jóge woon ñu bari doon ko séntu bala ñoo dugg ci li nga xamante ni moom mooy combat ak Nandi Fall nu mu koy jëlee ak revanche beeg yooyu yëpp Sokh fi ñuy commencé mooy ñaata combat nga def. waaw man may sant suñu borom di santaat yàlla bu baax a baax ndax xale la làmb def naa ci 15 combats 11 victoires 4 défaites di sant yàlla bu baax nag ndax làmb ren jii laa ci am 8 ans am 15 combats 11 victoires comprendre nga kon damay sant borom bi rek gis nga Fatima yaakaar naa ne bi ma daanoo ci kalaaf bi yaa njëkk a ñëw sama kër fële fi ma dëkkoon nga ñëw fa toog ma am lu mu la wax. mais gis nga ku daanu loo wax du dëgg waaye ku bëre daan loo wax dañ naan dëgg la te bi ma daanoo nga ñëw seet si ma laa toog ak yow ma ni la Fatima nga ni man la daanu naa nii pour ma wax nit ñi déglu ma sax du neex waaye jàppal ni fii ak ñaari at xale yi téye làmb pee laa ciy nekk muy ki ma daan ak ñi ma daan laa yemale dinaa defaat parcours boo xam ne ci làmb xale yi téye làmb pee laa ciy nekk ndax lii nii jàngat la ci man leçon la boo xam ne dund naa ci lu nekk dégg ci lu nekk gis ci lu nekk mais loolu moo may permettre pour ma nekk mbër te guddi yi dama pare pour nekk mbër ci làmb waaw.
Sokh wax nga ko léegi parce que su ma juumul sa premier combat ci tournoi bi waxtaan nañ ci ndax boobu la fekk ni nga daanu ci ñu am lu bari lu ñu waxtaan am lu ñu bari la ñu xaaj ci claf bi mais ñu bari dañ doon wax ni ñu bari say supporters bugguñu woon ko dugg ci claf bi parce que nee am na ñu mbëri yoo xam te ne duñu ay mbëru claf mais Sokh du mbëru claf mais Sokh tax nga dugg ci claf bi. waaw mooy li ma la wax rek sant yàlla parce que tey bët li koy fat borom du ko gis comprendre nga te yaakaar naa kalaaf bi su ma ko jëloon kenn du ne Sokh waru si dugg nit ñi seen bëgg-bëgg kenn mënu koo dab ba mu jeex mais man xale laa ñi ma doon bëreel ci kalaaf bi ay champion lañ pour lan waruma cee dugg ba nga ma njëkkee laaj dama ne la kalaaf bi dama ci war a dugg parce que samay morom ñoo fa nekk samay adversaire de taille lañ moo xam dama leen di daan moo xam dañ may daan mais damay bëreek ñoom mënumaa bañ a bëreek ñoom mais ak lu mën a xew man gëm naa ne damay nekk champion ci làmb te du kalaaf boobu moo may teree nekk champion ci làmb. mais kalaaf bi Sokh ba nga ciy dugg ñu bari yow lañ joxoon favori ne Sokh pourquoi pas du jël fi noonu ndax surprise da cee am Sokh yow xam nga sax surprise da am ci kalaaf bi. alhamdulilah laay wax tey bu ma yaafusoon du ma nekk favori ci biir samay morom ñoo xam ne defuma ci làmb luñ ci deful doomu dàngu bëri na ak champion yëpp mobile pareil Ramdan pareil ma dugg ci seen biir ñu jox ma favori kon am na lu nekk si man am na lu ma mën mais yàlla mooy favori ci àdduna parce que tey yàlla mooy dogal li ko neex ci jaam yàlla bu newoon Sokh da koy jël barki Seydina Mohamed bu ma tëddoon fii di nelaw suba ba ngoon jot ñoom ñuy rey seen bopp su ma ñëwee dama leen daan parce que yàlla man la àndal. waaw mais noonu la parce que xam nga lu tax àggul peut-être ñoom la ci seen biir affaire yooyu mais man ñi ma war a bëreel ñëpp bëre na ak ñoom comprendre nga daan kii ñii daan ma dama koy sant suñu borom te xam ni man gëm naa ni loolu mënumaa teree nekk champion ci làmb mais ba ma la koy wax ñu bëri gëmuñu ko woon gëmuñ ni Sokh mii nii tey war na mën a jóge ci lii nekk ci leneen parce que bëre daanu moo metti soo bëree daanu billaahi wallaahi loo wax du dëgg même buñ ci tegee seen bët nii dañ naan du dëgg nangam ak nangam mais boo daanee loo wax waaw la ñuy wax. mais nga daanu ci claf bi wax ci bari bu baax bu rumeur bu nekk nga koy dégg Sokh ñu gis ko mu toog fi mu toog def li muy def est-ce que claf bi am na jàngat boo ci am. laay ku amul jàngat du la ni Fatima nga toog ñëw sama kër toog ma ni la maa ngi gis bu nekk maa ngi dégg lu nekk barki Serigne Saliou Mbacke nit gën na ma jege fuuf koo xam ne tey yaakaaroon naa ne bu Sokh deewee tey mu dee tey mu woon ginnaaw Sokh wax lu nekk mais doomu aadama kese laa man bi may bëri di daan di toj làmb barki Serigne Saliou talu ma woon làmb daaw ma sax dugg comme gars yi ñi def ay yéeg diin musculation yi ñi ma xam dëgg xam nañ ni Sokh talul woon làmb fi ma demee ba concentré wu ci làmb jël lépp lu bokkul ci làmb teg fële si laa daanoo ñaari yoon comprendre nga kon làmb sa bis la dangay am sa bis ñëw am ci ndam nga préparé dem fu la neex ci àdduna ñëw ñu daan la jël bu yomb soo amul gëm-gëm nag ak gëm yàlla suñu borom tey jàmbaar yi mën nañ la ragalloo parce que tey man góor yàlla la taalibe Serigne Touba la ay wax mënuma découragé loo ay wax mënuma ragalloo parce que daanuwaat dégg lu nekk façon boo xalaat nag dégg naa ko ay kii du mbër kii nangam dañuy dem ba fàtte ni sax Sokh xale la boo xam ne tey xale yoonu ndaw bu amul gàllankoor amul wala bu amul kooku nañ ko ragalal te xam ne gudd fanam sax mun naa bañ a assuré parce que yàlla parfois su la bëggee da lay teg dara pour nga xam àdduna man tolloon naa ci guddi boo xam ne barki Serigne Saliou Mbacke pour man mbër bu ñëw su ma la wonee ginnaaw nga jàpp sax dama lay daan. baax bi mu baax ci man moo taxoon ma am ngëm-ngëmu ni la feek ñaari at xale yi téye làmb pee laa ciy nekk parce que tey xam naa ni man loolu su ma arrivé wul woon man Sokh du ma xam làqatuwaat sama ruk xool li manqué du ma xam fi may teg sama tànk parce que bi may daan di bëri di daan fu ma saf laa doon dugg fu ma bëgg a dugg fu ma bëgg a génn parce que bëri di daan. moo neex tey ku la koo sekkalul pour mu jàppale la sax moo lay wër pour jàppale la parce que ndam dafa neex ci xol mais gis nga soo daanuwaat fa nga daan dem di fa am fulla ak fayda nga fay dem di fa ñàkk fayda foo daan dem di fa am junni boo fa demee téeméer doo ko fa am nga jàngat loolu noonu boo dee bañkat dëgg doon taalibi Serigne Touba dala war a woon yoonu àdduna te fa laa tollu guddi yuñ toll nii man maa la waxoon sama kër ni la kenn forcé ma takk soxna kenn forcé ma nekk kilifa maa xam ni man kilifa laa
caaxaan waruma ma takk sama soxna toog sama biir kër heure foo munti dem barki alxuraan bu dul heure entraînement sama kër gi nga may fekk aw ma soxla fenn. mais ñu bari nag si lañ la meree ne ndax gis nga ba nga daanoo sax ñu ngi dégg rumeur boobu ñu dafa teel a takk soxna ndax Sokh di teel a sax soxna si moo ko pénaliser affaire yooyu noonu. mooy li ma la wax rek nit ñi kenn mënul dab seen bànneex tey bu ma amuloon soxna sama dàll yi laay takk di sañsa ba rafet bu ma duggee parcelle tey ginnaaw suba maa ngi Géejawaay gannaawaat suba maa ngi Faas ndax xale yi nekk ci dëkk bi dafa bari te ay gentleman lañ ñun tey même bu ñu wëriwul xale yi dañ ñuy wër si loolu ku nekk xam na ko ci góor yàlla mais tey man ñaanuma yàlla di def lu neexul yàlla suñu borom loo xam ne maa ngi koy gis nii doon ndaw joggi ci sama tànk du ma caaxaan dépassé naa jamono boobu parce que yàlla dimbali na ma nekk xale teel a am jomm am soxna toog sama kër gérer sama famille parce que dama bëgg am njaboot gu barke goo xam ne tey du njaboot goo xam ne damay wër di taxawaal dugg fu ma saf ndax góor gu ne góor nga képp kuy entraîner dina toll moment boo xam ne boo bëggul caaxaan sax di nga caaxaan parce que nit ku nekk nit nga doomu aadama mënul weesu doomu aadama de te jigéen mun naa def loo góor lu ne ci àdduna mais tey boo amee sa soxna toog sa biir kër barki Serigne Saliou Mbacke billaahi boo gisee yoonu caaxaan sax da ngay tiit man loolu laa gëm moo ma dugal ci loolu tey nit ñi nag man damay dem ba si yàgg man damay poser question bi ma ne est-ce que nit ñi bëgg nañ nit ku baax nit ku changé am na ñoo xam ne dama doon fréquenté ak ñoom guddeeg bëccëg suba ngoon di duggante ak ñoom di nekk fu ñu nekk ma nekk fa lu ñu def ma def lu ko raw ndax gënuñu ma ñeme ëpp ñu ma fit mais tey guddi yi ma toog sama kër nii am na ci ñu bëri ñoo xam ne xamala lu ñuy wax défiant la fii la doon toog gisatuñ ko mais pour lan man dama war a am sama soxna bàyyi ko fii di dem di taxawaalu mbaa may dugg fu ma neex mbaa may yendu fa ma daan yendu yëpp mbaa may dugg fi sama gaay yëpp doon nekk di fa dugg di fa yendu suba ba ngoon jot kon jarul woon may takk soxna jarul woon may ñëw pour toog pour concentrer wu ci làmb xëyuma gontuwuma làmb mooy suma métier guddi yi ñu toll nii dama see concentré wu entraînement toog xool li ma mën a may ndam ma koy def li ma koy xañ ma teg ko fële guddi yi falaa toll ndax kat nag Pikine rëy na trop bëri ay mbër bëri ay champion tey fii boo doon lim mbër yi da nga ma ciy boole te yaakaar la bu ñu am ci man defuma fi lu fi sam benn morom deful mais dañ may xool gis sama jëmm gis sama taxawaay gis ni may duggee ci làmb ñu am yaakaar ni kii war na mën a bokk ci xale yi Pikine suba gëm-gëm boobu laa am ba ma daanoo mu naqari ma toog sama ruq kenn fekku ma nag sama biir kër gi jàpp sama loxo naan ma kaay fii ngay jaar maa toog xool li ma xañ ndam xool lan laa doon def te defatuma ko ma dem defiwaat ko yokk ko ñëw bëre yàlla suñu borom may ma ndam te noonu laa ñaanee yàlla bu ma yàlla di xañaat suba sax si jom ak fulla ak fayda la may xañee waaw. waaw mu am ay temps yoo xamante ni Sokh nga demoon ci benn barème boo xamante ni macha allah wax nga ko Pikine yaa fi gën a nekk xale mais ñu gis nga teel a am tur ñu dem ba benn instant boole la ci booy yooyu noonu ñu fi publicité sa combat ak ki nga xamante ni moom mooy rëg-rëg ñu dem ba benn instant Sokh sax moom cachet bi rëg-rëg sax doon demandé Sokh dañ ko koo doubleel mais ñu naan combat bi ci Sokh la kiiwee Sokh moo nag nga dem ba benn instant sax di ko jaay ay affaire quoi léegi ñu demaat ba benn instant gis Sokh tamit wàccaat te sa diggante rek ñoom ñëpp ñu ngi ko doon wax est-ce que loolu yow yaa ngi ko doon xalaat. barki Serigne Saliou Mbacké ñoom ñëpp ba tey jii nii bëreeg Sokh moo leen gënal luñ mën a am. mais est-ce que Reug Reug nag dina bëre ak yow guddi yi ñu toll. man bu bëreewul ak man bu woowu ma Reug Reug pour bëreeg moom de te laaju ma Reug Reug kenn musuma dékk micro man leen Reug Reug na ñëw ñu bëre. mais sa combat ak moom gars yi bëggoon nañ. moom moo doon toog naan Sokh na ñëw ñu bëre na jël avance beeg nangam ki bëgg combat bi ñi ko bëggoon. ñu ngi doon wax ak ñii ñu war a waxal. mais si yow la bloqué woon. déedéet waaw déglu rek ma wax la làmb musul tagee ci man barki Seydina Mohamed sama baat ci kaw amul mbër bu yàlla sàkk ci làmb bu ma war a bëreel ci làmb di xool yow li nga mën ak li nga mënul mbaa loo am ak loo amul ma wax la tey benn affaire nga xam ko amul sama benn moroom bu may bëreel mu ëpp ma doole ci digg géew mbaa mu ëpp ma sañ-sañu bëri ci digg géew mbaa nga may gëdd ci digg géew may daw mbaa nga jaay ma bëri ci digg géew amul bañ na ko ba ku may bëreel man mosuma bëreeg nit ñu ne kooku moo mën Sokh bu ko jàppee tey mu ray ko te ñi may bëreel ñëpp ñoo ma jiitu ci làmb ñoo ma raw ci làmb ñi ma bëreel ñëpp laa la wax ki ci gën a néew li ma rawee ci làmb rawee na ma juróomi at ba ma dalee bëre ba léegi sama premier combat ba nii ma toll nii man tey bu doon logique ñi ma duggandool ci làmb barki Serigne Saliou bëreewu ma see kenn dama bëreeg ay champion
bëreeg booy yi mën a bëri ci làmb booy yi ñëpp doon moytu ma ñëw jaar foofu noonu daan ñëpp comprendre nga bàyyiwuma xel benn mbër man du ma sax wax ay émission ñuy waxtaan ma ci dugal turu mbër du ma ci dugal turu benn mbër parce que man ak yow ñooy waxtaan képp ku ma ci làmb booleel say mbokk dina xam ni Sokh mii nii tey làmb boole na ko diw ak diw day bëreeg moom képp ku ma si war a bëreel barki Serigne Saliou Mbacke say mbokk dinañ la ne am nga combat kon loolu sant yàlla la su ma yaafuusoon képp ku ma jël dañ naan la boo ko jàppee da nga koy daan mais képp ku war a bëreeg man say mbokk foo dajeek ñoom dinañ la ni jël nga booy bu mën a bëre jël nga booy bu doy waar. mooy li may wax chaque jour rek nit ki ñaanul yàlla nekk ci benn étape kese comprendre nga tey bu ma fi nekkoon di bëre di xiiboon mun naa daan samay morom yëpp mais Pikine du ñu am ci man yaakaar gis nga xale buy entraîner dafa war di entraîner di màgg ku ko gis xam ne booy bii mu ngi màgg mais xam nga lu gën a bon ngay entraîner ku la gis yërëm la te jàpp naa ne ñu bëri loolu lañ bëgg mais man doxew ma noonu xam nga man lan laa gëm xale laa Pikine dañ ma gëm yaakaar ma di ma xaar damaa war a màgg pour indil leen liñ soxla muy di bëreeg champion yi di indi ndam parce que tey dama bëgg a wéeru ci ginnaaw ñi fi ne muy Ama Baldé Boy Niang Eumeu Sène wéeru ci seen ginnaaw luñ bàyyi mu rot ma jël dem man loolu laa gëm te loolu li ma koy may mooy may entraîner di màgg te gis nga fii ku dul entraîner di màgg doo bëreeg champion yi man 10 man sama morom mus na bëreeg man ci digg géew te bëreew ma am na mus nga seetaan sama combat mbër mi di diriger Sokh dama lay laaj ba nga dalee suivre samay combat ba léegi ndax mus ngaa gis mbër bu ma diriger ci digg géew diriger ma jàpp ma bëreeg man jàpp ma jaay ma bëre ba daan ma. mais léegi sa combat mbër day yéex. waaw xam nga lu tax duñ taxaw bëre ku ma ci gëdd cadre la ci ginnaaw saako ya ngay taxawee doo taxaw bëre de mbër yi ma bëreel yëpp doomu daangu bi ñuy wax naan daa mën a xeex dañoo xeex ba mu wori ba bàyyi ma war a bëreeg moom daan ko di jaay soxor mu dóor ma coup perdu ma daanu. loolu la ma daanee Ramdaan bi ñuy bëre man ak moom day def action dañoo bëre ba temps bi di waaj a jeex am na ñaari avertissement su ma neexoon damay taxaw mu may buux ma koy buux temps bi jeex ñu yëkkati sama loxo mais man ba digg géew bi damaa gëm ni Ramdaan fu ma jàpp dama koy daan day def action ma koy remplacer sama pied d'appui surux mu wër ma ndomb ma koy prise mu daan ma comprendre nga mais amul mbër bu ma mës a bëreel ci digg géew nga jàpp ma saax-saaxee ma bëreeg man bëre bu àdduna yëpp di coow daan ma amul ci samay morom te du am ci làmb maa la ko wax fii guddi yi ñu toll nii mbër bu ma ciy bëreel wallaahi di nga bëre ba Sénégal yëpp xam ne bëre nga. war nañ ko sa combat ak Nandi Fall Sokh indi mystique boo xam ne ñun sax dañ ko doon daw Sokh nga ñëw nga mel ni kuy prépa noonu Nandi Fall keroog ñu bari na nag Sokh wax dëgg yàlla nag daw Nandi Fall yooyu sàq yooyu mu doon sàq Nandi Fall nga baal ma mais nee na Sokh du ko atteindre mystiquement ba sa waay Nandi xamul sax fu mu taxaw Sokh combat sa combat ak Nandi Fall tax nga jël ko ak ampleur bi ci amoon. non Nandi Fall gars yi nag ñooy wax mystique du cadre de mystique Nandi Fall man damaa jël combat bi. dem lan moo taxoon nga jël ko ndax bëre woon nag sa frère affaire yooyu. non ban bëreeg sa frère Nandi Fall adversaire la rek man ak suma frère gars yi nañ bàyyi yooyu man ak moom dañoo bokk génération. tolloo taay nekk bokk ay adversaire tey ku mu bëreel tey suba mun naa bëreeg yow man ku ma bëreel tey suba moom mun na bëreeg yow parce que yàlla mooy def loolu comprendre nga Sa Thiès a ngi nii léegi mu bokk ak Balla Gaye ay adversaire comprendre nga ak ñeneen làmb noonu lay doxee tey Jet Li bu fekkonte ni dafa toll niveau Balla Gaye toll man mënumaa bëreeg ay adversaire am parce que tey moom niveau boobu noonu la nekk te man yeggaguma niveau boobu mais yàlla moo dogal mu am rakk boo xam ni ñoom ñaar ñoo yem ñoo tolloo tey buñ dajee ci mbedd sax dañ ñuy jaawatle comprendre nga man Jet Li moo dugg ci làmb moo tax ma dugg ci làmb Jet Li da doon karaté ma topp ko di karaté muy def judo ma bàyyi karaté di def judo barke arxuraan muy gée nawetaan ma bàyyi dem di gée nawetaan mu bàyyi di bëre ma bàyyi di bëre maa ko doon toogal cumbukaay Jet Li mbapat ak lépp fu mu bëre ci àll bi maa ko doon toogal cumbukaay dem ba mu yàgg ma fipp ni ko damay bëre mu commencé di bëre may bëre tey man dama doon xool ci moom ni kii ëpp ma sutu ma tey lu mu def tey rek man war naa mën a def leneen parce que tey mënuma ko topp di ko wéeru rek di ko xaar pour moom mu dimbali maire bi parce que tey damay jàpp ni moom góor yàlla la man góor yàlla la te suma frère la tey bu ma ko njëkkoon sottile moom du sonn maire bi du sonn
moom bu ma njëkkoon a sottile man du ma sonn maire bi du sonn te yaakaar naa ni lu benn mën ñaar ak ko dàq comprendre nga te ku jur doom da ngay ñaan yàlla suba mu dimbali la comprendre nga te dama jàpp ni ko maire bi yaakaaree noonu la ma maire bi yaakaaree noonu la yaakaaree ñum jur ñëpp comprendre nga kenn ku nekk na jaar góos rek après bu lépp sootee dina neex man loolu laa gëm. léegi nga jël Nandi Fall Sokh am fu mu jugee ñun ñi la ko doon tooñee nga am foo jugee wala ñëwaat ci beneen dynamique boo xamante ni nga war a mën a wane sa bopp nga ñëw wane sa bopp sa combat ak Nandi Fall préparation am ni mu demee woon. gis nga Nandi Fall bi ma ko jëlee jour bi combat bi taxawee ci guddi gi fanaanuma fii combat bi daa taxaw ba ma am ci lu ma leer bam leer ma ne taxaw na barki Seydina Mohamed ci guddi googu laa takk samay bagage dem liggéey dem Gambie def fa 6 mois laa def Gambie ñibbisiwuma Sénégal bàyyi fi sama soxna bàyyi fi sumay yaay bàyyi fi sumay rakk ñoom ñëpp nga xam ne tey man la ñuy xaar ci lu bari comprendre nga ma dëddu leen ba leen fi dem toog ci ruq nag wéet ak yàlla suñu borom barki salaatul fatiha dama doon xëy suba ba guddi jot di entraîner ba bu may tëdd di nelaw sax sama xel nekk ci entraînement damay jug dem entraînement parce que boobu wax ji bari na ñu bëri fàtte ni sax Sokh mun na benn kele ci làmb ñu bëri fàtte ni Sokh mus naa daan mbër may dégg lu nekk mais dama jàpp ni gis nga nit fii doomu aadama buy dox ci kaw suuf munu fee daj lu fi yonent bi dajul te mooy gën di mbindeef doomu aadama buy dox ci kaw suuf munu fee dégg lu Serigne Touba déggul wala lu mu gisul te kooku kenn la yàllaa ko kennal te ñun moom lañ gëm wóolu ko ay taalibi Serigne Touba pire lañ kon kenn mënuñoo ragalloo barki Serigne Saliou Mbacke su ma bëree waatoon suba yàlla tere jël defet barki alxuraan damay toogaat sama ruq continuer samay entraînement te xam ne maa opté làmb kenn mënul dëkk ci daan mais bu ñëw sante ko suñu borom man musoo ma seetaan ci làmb ma daan di zibile di daw di yuuxu musul am su ma daanee mbër tekk laay def dox wax ñaari baat dem sama yoon parce que xam nga lu tax daanu gu ma jël bu ma war a zibile loo ci làmb ñii may bëreel nii nag mënul ñàkk ma bëreek ñoom mais man xam naa ni su ma yàlla mayee wér ak gudd fan barki Serigne Saliou fu mbër teg tànkam ci làmb dinaa fa jógi sama bos bi. décortiquer Nandi Fall dañu arbitre dafa siffler avant arbitre di siffler Nandi Fall dafa ma xool xam ne tey bëre bi dina ci am problème. waaw parce que da nga ñëw stade maa ngi la ko doon tooñ di la ko wax naan la gars yëpp da nga simeeku gars yëpp tiit man sax dama tiit parce que xam naa peut-être gëjoon naa laa gis ñu gisaat benn état. kon li nga wax rek li ñu naan parfois nit di nga toll benn mois boo xamante ni góor boo nekkee góor di nga am lu bari looy sóoraale nga ñëw indi état boo xamante ne même sax bu ci safaan amoon dañuy xam ne kii liggéey na comme maa ngi lay tooñ naa la est-ce que Nandi Fall doo nga préparé nga ne ma am na ñeneen laa préparé ku dul Nandi Fall te loolu xam naa lu dëggu woon la ci yow. waaw mais bi ma la koy wax du woon dëgg ci nit ñi mais man dëgg la woon ci man bu ma ñëwee ci stade bi yaa daw si dékk ma micro ma ni la. soxna si nga ni ma naam man la wax dëgg fa neex yàlla Nandi Fall taxul woon ma nekk ci ruq wéet ak yàlla suñu borom di liggéey li ma liggéey Nandi Fall mii ma gis dama ko yërëm bi ma ko jàkkaarloo waat nañ signature ba ma wax ko parce que Nandi Fall dafa yaakaar ni Sokh bi doon bëre ci kalaaf bi lay bëreel wax naa ko ci signature bi trompé wu ko de moom moo trompé boppam parce que loo xam ni nëbbuma ko dama ko wax dama ni ko yaaram mu ne ma naam ma ni ko Sokh bi doon bëre kalaaf bi bul yaakaar ni moom ngay bëreel te lii nga liggéey dama ko xeeb barke alxuraan xeeb naa lii pour nga bëreek man demal nga entraîné ji parce que su may ñëw di signature ak Nandi Fall damay sol yore yu gudd ñëw toog muy wax ay Sokh ñun xam nañ lépp Gàmbi la nekk di naan ay sirop di ngande ma wax la tey fii benn affaire ay Gàmbi la nekk di naan ay sirop di ngande xam nañ ni mu demee nangam ak nangam comprendre nga ñu ñëw dugg ci stade ma liggéey li ma liggéey man xam naa ne liggéey naa bu baax a baax ndax daj naa ci ay coono naxuma sama bopp ma ñëw simeeku ku ma xool xam ni Sokh mii nii tey pare na pour am ndam ñu taxaw si digg géew bi arbitre sifflé nanguwul taxaw ma gëdd ko nanguwul taxaw maa ko jàpp sax forcé ko plaqué ko mu daanu arbitre ne jël amul parce que booy xool première action bi dama ko plaqué mu daanu ma jug ak samay loxo moom mu jug daw takk mu continuer di bëre man maa ngi wax ak arbitre bi mais xam naa ne bu arbitre bi newoon foofu bërewaat sax Nandi Fall mënuma daan parce que dañoo jàppante ma jàppante ak moom xam ni kii du ma nawleem sax si digg géew
parce que dama ko wax ci signature bi damaa xam ne Nandi Fall mii ma war a bëreel tey du mbër moo xam ne tey pare na pour bëreek man maanaam combat bi daf ci doon naxe rek di wax di yuuxu pour nit ñi naan Nandi Fall nii wala benn affaire mais man xam naa ne bu dara desul lu dul ci digg géew bi Nandi Fall daf may jox li ma soxla waaw. nga bëree ak Nandi Fall daan ko instant bi mu am yenn wax nag yu bari yaa ngi si doon ñëw sax ñun dañuy gis say yenn mbër yu bari ñi dañuy dem Europe ñi dem États-Unis ñi dem France ñi dem mais Sokh préféré Gambie sa relation ak waa Gambia. gis nga Gambie maanaam Gambie suma dëkk la parce que li tax mu nekk suma dëkk sama premier grand combat Gambie laa dem ñu defal ma lu nekk te nit du sëkk jëf ñooñ dañ ma bëgg su ma nekkee Gambie barke alxuraan damay mel ni ku nekk États-Unis ci condition yu bien laay nekk suma papa Jine Mori di ma defal lépp ma am fay am di jàmm ay les de Kunta Junior xam boo ko fay écrit am fa ay nit am moo fa demee damay mel ni ku nekk Pikine comprendre nga du cadre la mbëri ñoo préféré ay France soo ko préféré Gambie fii la tout près passe bi matul sax junni comprendre nga tey tukki dem États-Unis ala kulli xaalil naa ko def man maa ko yàqamtiwul parce que tey xam naa ni li ma la wax laa lay waxaat fu mbër teg tànkam bii làmb yóbbu ko fa sama tànk bii dina fa tegu yàqamtiwu ma ko te bientôt dinaa génn léegi yàqamtiwu ma ko lu jot yomb nit ki booy xëccu da ngay xëccu li nga xam ne mooy li gën ci yow te di xaru ci dara loo xam ni yow day mel ni sax gëmoo ni yow parce que ay jëf jël ñoo dem États-Unis comprendre nga ay jëf jël ay écran rouge comprendre nga kon tey Sokh dem États-Unis du loo xam ne luy difficile la wala benn affaire mais yaa xamtewu ma ko parce que tey lu ñuy liggéey foofu mun naa ko liggéey fii tey bu ma demoon États-Unis munu ma fa liggéey loo xam ne musuma koo liggéey wala bu ma ko fa liggéeyee itam États-Unis leen nga fa yokk expérience génn xam àdduna moo fa yóbbu mbër yu bari mais fu nit nekk bëgg a entraîner da ngay entraîner waaw. waaw ñu ne Gambie dafa am benn affaire boo xamante ne ndax gis nañu Gambie Sokh moom am na fa wàll wax nga ko léegi mais ñu bari ñu Gambie am na ñoo xamante ne ay femmes leen fa yóbbu ñi naan piqûre yi ñi naan kii mais est-ce que Gambie tey am na job bi nga xamante ne réellement bu fa demee di nga sentir sa bopp. waaw man de fa laa préparé combat bi 6 mois laa fa def bi combat bi desee 10 jours laay doog a ñëw Sénégal 10 jours laay doog a ñëw fii comprendre nga fépp foo dem ci àdduna dëkk boo munti dem ci àdduna am na jigéen am na bërëbu caaxaanukaay am na bërëbu liggéeykaay am na bërëbu jaamukaay yàlla àdduna bi dëkk boo dem nag am na fa comprendre nga dalay neex nga nekk fa ibaadu di dugg ci jàkka ji di julli rek mu neex la nga nekk ci géej gi di entraîner rek mu neex la nga nekk ci boîte yi di def lu la saf te yaakaar naa ponkalum jëmm génn dem dëkk bu ko neex lu ko neex def amul ku ko fay téye amul ku ko fay tere comprendre nga mais nit ki boo xamee li nga bëgg xam fi nga jóge nga dégg lu nekk yaakaar naa barki Seydina Mohamed bu ñu la yóbbuwoon dëkku caaxaanukaay yow fi ñuy entraîner ngay lijjanti parce que bu fekkente ni borom jom nga am lu lay xaar parce que man yow journaliste nga yaakaar naa foo toog di nga dégg rumeur amul luñ ma waxalul man Sokh amul mais barki Seydina Mohamed ci weeru koor gi lépp lu waay musa teg sama der lu bokkul ci man bal naa ko ak barki Serigne Saliou du ma topp kenn ranking du ma xool kenn di la jéppi mbaa ma naan la yaa ma waxal lii yu bëri dégguma ko xaw ma seeni borom mais buñ doonee 200 personnes 150 personnes yëpp seeni wax dégg naa ko te musuma seeni nit tooy na wala wow na barki Seydina Mohamed déggoo man la buñ dee 200 personnes xam naa 150 yëpp su ma neexoon man la yaa wax diw lii diw ñëw na ci man wax ma ko mais musuma koo def te du ma ko mus a def ci àdduna parce que dama jàpp ni jaamu yàlla kese laa mënuma bañ ku ma waxal parce que fii ku ne la ñuy waxal mais lépp lu waaye waxal nit ci ginnaawam bis dina mus a ñëw ñu taxaw lépp leer. kon piqûre bi tamit du dëgg Sokh day piqûre day dem Gambie jël piqûre ñëwaat. barki Serigne Saliou Mbacke laa la waatal Serigne Saliou laa gëm Serigne Touba sirop buy nelawloo nit sax musuma koo utiliser pour am yaram. barki Alxuraani Karim laa la waatal am na ñoo xam ne tey ñeme nañ yàlla goo xam ne boo leen tegaloon kaamil ñu dóor seen loxo ni Sokh daa am lu muy utiliser di màgg barki salaatul fatiha dégg naa ko ba sonn xanaa dégg xam nga lan laa déggagul Sokh dëmm la day lekk pour gàttal wax ji ak Sokh ëmb na di dox te du ma ko mës a dégg ci àdduna
tëmm la sax mun nga koo dégg mais soo ko ëmb na di dox laa déggagul te jaamu yàlla laa man maa opté milieu boo xam ne tey ku fa ne ñu waxal la mbër yu ndaw yi nekk Pikine sax dañ leen di waxal te ñun mbër yu ndaw yi nekk Pikine amul luñ déggul ci mbër yu mag yi nekk Pikine tey man damay toog ak nit parfois koo xam ne daa gis Ama rek bañ ko di yàq Ama lu ne ma du tontu la loo xam ne tey yow noonu nga may def te Ama du yëg parfois ma toog ngay yàq Eumeu Sène dara ma tontu la loo xam ne Eumeu Sène du yëg nga def ma noonu comprendre nga man noonu laa mel kenn du jëw nit sama kanam waxuma la ak nag ku ma dëkkal Pikine ñu bokk bëgg-bëgg man du ma nangu loolu parce que tey su ma toogee ak yow ngay jëw Ama bu subaa mun nga toog ak keneen jëw Sokh man loolu laay jàpp moo tax ku ko def sama kanam dama lay wax loo xam ne tey yow mun nga ma def noonu parce que du ma sëkk jëf du ma tey wéet ak kii naan ko yaa fi ne kee ñëw ma naan la diw fii la toogoon nangam ak nangam du ma ko def lu ma xamul si nit du ma ko wax ku ma sekkal jàmm dañ koy sekk ñëpp laa sekkal jàmm sax mais parfois yàlla dalay booleeg ñoo xam ne ñoom ngay gën a mën a communiquer. mais Ama Baldé c'est complice la parce que keroog ñu ngi doon waxtaan ndeysaan mu ne Sokh lépp lu mu mënti def te indi lu ma ndam rek duma kontaan sa relation ak Ama Baldé. Pikine ñëpp xam nañ ko Ama ba ñuy nekk toolu Iran man ak moom barki Seydina Mohamed añu Iran ak moom ñoo ko doon añ te boobu ay xale lañ du mbër du ma mbër xamuñu woon lu ñuy doon yi Ama première soirée fan si clubam ma wax ko tey première soirée fan si clubam Oxygène ay booyu dëkk caaro yi ñoo fa ñëw dóor fa ay pompe à gaz nangu saagu xaalis bi barki Seydina Mohamed man maa xeex ak ñoom ba nanguwaat saagu xaalis boobu te ci émission laay waxee ku ne dina ko déglu jàppanteeg ñooñu te boobu mu xaw ma ama xaw ma boobu booy ay booy lañ boobu Ama ngi doo ko débuté bëreegul sax mbapat benn combat nit ñee ko bëggoon rek defaral ko fan si club comprendre nga ñu nekk foofu fala suñu ànd commencé ba ñuy dem diin ya ñoom baaboo yeeg ñoom Balla Gaye buñ si meekuwaan maag moom ñoo doon tëdd ci yére yi bañ pare ñu tingoom ñu génn ak ñun àll bi kon loolu dafa yàgg Ama tey barki Seydina Mohamed su ma génnoon fii léegi gis ko mu sol lu rafet barki alxuraan da koy simmi seulement lay ñibbee jox ma ko dem su ma solee dàll wala tubay mu bëgg ko dama koy simmi jox ko mu dem te gis nga affaire làmb ni mu garaawee te mbër dafa ñaaw njort tey nit ki boo sekkee ak moom loolu kon kooku amatul lu dox seen diggante Eumeu Sène waxi noppi man Eumeu Sène barki alxuraani këram du dara de damay dem biir këram dugg fi muy def ay dàllam ak yooyu ma tànn ci bu ma neex jël yóbbu ak ay yéreem barki Seydina Mohamed comprendre nga kon tey man aw ma xaar ma yàlla ak benn mbër musuma fee xuloog mbër musuma fee xeex ak mbër fii Pikine musuma fee jàppanteeg mbër musuma waxanteeg mbër wax bu ñagas xuloowu ma ak benn mbër jotewu ma ak kenn ñëpp jàmm laa seek ak ñoom boo ñaa combat am bu mës a taxaw dina ma ni mbër dina fexe ba gis ma ni ma mbër ma ne ko naa mën a ma combat bi taxaw na nangam ak nangam te lu mu xew la dama siy teew ñoom ñëpp laa yemale waaw. ñett ñi ma la fi limal nii ñooy samay morom ñooy laa bokkal génération ñoom laa mën a bëreel yem ak ñoom doole yem ak ñoom lépp ci làmb kenn daan moroomam dem te dem laa bëgg il faut que ma bëreeg ñooñu daan leen moo may permettre tey ma bëreeg ku ci mel ni ay ama neex mi ngay wax ay guy gi ay Modou Anta comprendre nga pour ma dugg ci cour boobu foog ma jaar ci cour bi parce que mënu ma jéggi cour bi dem bëri ji cour boobu comprendre nga samay moroom ñooñu la Coen si Diène Kaïré Marley Boy Bawal Reug-Reug Gris 2 combat yooyu noonu ku ci am ndam rek promoteur yeeg may dégg ñetti combat yooyu ku ci am ndam pare naa pour bëreeg moom. mais ku la joxoon Siteu doo bëri ak moom. lu tax du ma bëreeg Siteu damay bëreeg Siteu parce que tey li ma la wax rek laa lay waxaat. moo raw. moo ma raw. mais foo teg loolu mbër. parce que moo ma raw. ci public. Sa Thiès la mujjee bëreel. tey Sokh Sa Thiès benn promoteur doxu ko. mais ay génération ngeen. ay génération lañ mais pas pour l'instant xam nga lu tax. damaa dugg ci kalaaf daanu ci ñaari yoon. ñëw daan Nandi Fall taxumaa yegg. gis nga xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk. Nandi Fall daan naa ko mais ba mu ko daanee dama toog ci plateau bi ni lii nekkul ndam bu may kontaan loo. yóbbu la fenn. parce que nekkul ndam bu ma war a mën a jàllale ci làmb. parce que nit ki mënoo leen simmeeku nga ëpp ko doole ñaari yoon. ëppale ko lépp jaay ko capacité daan ko dem sa yoon ba pare mën a bëgg a yaakaar ni yow tey daan nga champion Nandi Fall champion la mais daanu ma mbër moo xam ne tey moom laa yemal lépp moo tax ma wax la loolu. pour nga àgg foofu tamit il faut nga am foo wane sa bopp mais bu nee xam lan moo may xaw a choqué tuuti moo ma raw parce que
da nga gis ñoo xamante ne ñoom yéen tolloo génération parce que bëre bi nekk ci yow kon ni ko suñu père Max di waxee liñ naan soq li nekk ci moom génneegu ko kon xam nga làmb amul raw dabante la kon ne pour nga bëre ak ñoom il faut kon nga laal par fi nga xamante ne ñoom nga cité ba pare soog a ñëw ci ñooñu. moo tax mani la raw bi il faut nga koy dégg. mais ñoom am nañ problème. parce que xam nga lu tax mënoo tëb ñëw naan soq Modou Lo combat la tey boo ma laajee ndax buñ la joxoon avance su Modou Lo di nga ko jël dama naan la bu duggee ci kër gi bu fi génnee lu jëmale ci man wala sama staff barki Rasulaay ma ray sama bopp mais xam naa ni promoteur du fi dugg si naan ma soq Modou Lo laa bëgg comprendre nga ñi ma war a bëreel nit ñi xam nañ ko man xam naa ko tey ñi ngi fi lim boo ma waxee kii bu ma rawee dama naan la moo ma raw parce que làmb mënoo tolloog ñëpp génération mënul nekk tey xam nga kan moo amatul ku ko raw ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo Eumeu Sène consort googu kenn rawu leen parce que ñoom ñoo nekk ci kaw ñooy ténor yi ñooy bëre ci seen biir tey ñun dañoo war a góorgóorlu prouver pour dem bëre ji foofu mais prouver pour dem bëre ji foofu nekkul dañ laa war a wax Modou Lo rek nga ni rawuma wala bu ñëwee dama koy jàpp daan ko boo koy wax say mbokk nii buñ la reetaanee buñ génnee dinañ la woqante ni kii moo mën a duul xam nga yooyu parce que dëgg la tey bu ma toogoon fii bëgg lu neex booy naan leen Modou Lo su ma ko jàppee dama koy daan te waraguma bëreeg Modou Lo kenn tuddul làmb jooju noonu booy buñ génnee dinañ xam ni mbër waxul dëgg comprendre nga wax dëgg dafa baax ci lépp tey boo ma waxee mbër mu ma war a bëreel dama naan la war naa bëreeg moom ku ma war a bëreel boo ma ko fi tuddalee dama naan la moo ma raw comprendre nga. mbër gëm nga mystique. pour lan du ma ko gëm damay mystique de. sa ban combat nga mës a bëre nga leer na tey combat bii may bëre atteindre nañ ma mystiquement wala combat bi maa moomee quoi. non loolu moom amaguma sëriñ boobu sëriñ bu ma mës a jàppal mbër ba ma dóor ko faywul déedéet man sama combat yëpp seetaan nga ko combat yu weex xatt laa bëre yëpp mais ñaan nekk dépendre gis nga doomu aadama dafa fort nit ñi dañuy réeree mbir doomu aadama dafa fort gis nga mbër yàlla moo koy sàmm parce que tey mbër day am ay sens mara ku ci nekk bu xëyee ci benn nit boobu lay nekk lépp lu mu xam ci lu bon ci mbër moomu la koy def te boo ñëwee làmb jo boo ko dóoree mu dóor la boo bëree mu bëree kon nit dafa fort te yàlla bu doon nangu mbaa muy seetaan barki Serigne Saliou di nga gis mbër bu dugg si làmb rek dee parce que xam nga lu tax centaine de mara ñoo yow mbëri dëkk boo xalaat dañ fay dem ay Niger yi ñoom Balla Gaye siwle rek mais bëri na mbër yoo xam ne mun nañ fa reeree xëy añee fii parce que làmb moo toll foofu. li may tàggatoo mooy muy bëggee ñëpp di sant waa Pikine xam nga di bëggee ñëpp di baalu ñëpp ak parce que mbër ci gàddul nit ñi àq la dëkkandoo yeeg ñëpp parce que tey boo amee combat di nga def bruit nit ñi dinañ dugg fu nekk ku nekk xam nga lu nekk ngay def ndax mbër moom dëkk ak moom dafa metti mooy baalu ñëpp àq rek waaw di santaat Serigne Touba bu baax a baax di bëggee nag mafia bi toog nii. du ma ànd ak sama morom mbër ngay mbër may mbër nga doon champion wala nga am niveau boo yegg du ñu ànd du ma la def xarit pour ñuy ànd guddeeg bëccëg kenn mësumaa gis may ànd ak mbër aw ma àndandoowu mbër samay morom rax rek booy yi nii laay jël def leen gaan di ànd ak ñoom entraînement ndax lu mbër di tegoo ñoom mun nañ ko tegoo booy ñaa man soq man maa la koy wax loo liggéey doyul loo gàllaaju doyul loo pare doyul loo calculer doyul te combat bii waroo cee maye cers Pikine gépp a ngi sa ginnaaw ñun ñëpp lépp lu ñu xam ci lu ñu yàlla may ci làmb ndax yàlla mënuñoo may lum la mayul ci làmb yaa ñu raw yaa ñu jiitu ci làmb mais suñu xel lañ yor di la ko wax combat bi duñ ko bëgg dañ ko soxla te pour nga bëreeg ñi nga war a bëreel ci làmb da ngay daan Lac de Guiers 2 daan Lac de Guiers 2 li la koy may kenn gënu la ko xam liggéeyal mbër waaw wasalaam